mbokk yi ni ma ko Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma nit ma def bokk ci campagne bi maa ngi leen di invité yéen itam yéen waa Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19. pour loolu nag ni ñu mën a raxasee loxo yi te mu nekk raxas bu yenu maanaam bu am solo mooy ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sotti ñu ndox si suñu loxo su fekkee keneen mooy yor bërëb muy sotte ndox lu mel ni satala wala butéel ñu tooyal loxo yi ginnaaw bu ñu ko tooyalee ñu jël saabu wala moo xam saabu përngal bi wala boog savon liquide sotti ko ci biir loxo yi su ko defee bu ñu ko sottee ci diggu loxo bi ñu jël ñaari loxo yi dal di ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi bu baax a baax jël temps nag lu mu bon mu nekk genn wàllu minute muy 30 secondes su loolu weesoo ñu daldi li ñu wax jël loxo bi ci benn bi ci ndeyjoor teg ko ci càmmoñ bi frotter bu baax a baax su boobu paree ñu frotter ci biir frotter ci biti ak ci boor yi su loolu yëpp pare nag ñu daldi yëngal bu baax a baax loxo yi ba mu xëpp saabu bi bu xëbee ñu doog a nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette wala lu ñu am loo xam ne lu set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal di ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robinet bi bu ñu paree nag doog ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàqanal ndox mi aussi su ko defee ñu jël morceau bi fomp loxo yi ba mu set doog a fomp it robinet bi wala boog li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo bu fekkee benn nit la bu fekkee ki yor satal la moo lay sotti wala butéel du aaju su boobaa nga tëj robinet bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bokk boole ko si lii tax ñu gën a fagaru si jàngoro Covid-19. macha allah ñu santal yàlla bu baax julli ci sangi Seydina Mohamed nuyu kilifa diine nuyu kilifa aada yi amaan mbégte toogaat présenté waa leen seen émission takkusaan ñuy jaajëfal ñëpp ñu nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan gis ngeen ni ngeen xamante ne moom la président wax ne naa leen jamono yi ñu nekk ni loolu rek la ñuy mën a waxtaane ak li nga xamante ne moom mooy askan wi pour que ñu mën leen a delloo si waat waxtaan ak ñoom teg fi ñoo xamante ne saa yu ñu leen waxee xam-xam jib ci nit ñi mën koo jëriñoo ñu gërëmaat tam président Macky Sall bu baax a baax ci li nga xamante ne noonu la sensibiliser li nga xamante ne moom mooy askan wi ndax li mu def nii dafa am solo ci li nga xamante ne mooy réew mi mais nag nee nañu nag macha allah booy digle càngaay tamit daf lay fekk ngay daal di sangu comme moom nag wax na ko askan wi ñu def ko ñu bu ñëwee ci plateau bi fekk nañu raxasu nag ba set wecc ak saabu bi mu wax buñ toggee ci plateau bi daal di jël gel bi daal di koy def ñun tam ci sunuy loxo jox sunuy invité ñoom tamit bu ko defee macha allah moom colonel yow tam ma daal di lay defal rek ci loxo bi nga sensibiliser askan wi waaw colonel Mbodj waaw macha allah dafay daal di am solo bu ko defee ñu daal di won ne askan wi lii nga xamante ne moom la ñuy def dañ koy def pour li nga xamante ne mooy sunu réew nekk lu nga xamante ne lu am solo lay doon dañ fexe set di sellal saa su ne nee naa leen lii dafa waroon fekk sax ñu nekkoon ci waan na comme nii la tëddee rek macha allah dañu koy daal di nangoo noonu sensibiliser waat li nga xamante ne moom mooy askan wi ñu daal di fay toog nag ak macha allah borom xam-xam ñu toog fi tamit ak mon colonel Amakodou Fall Amakodou ma nuyu la am mbégte dalal la ci plateau takkusaan ma bàyyi la nga nuyu ak askan wi lay seetaan. jërëjëf Awa ñu ngi lay gërëm di la sant di rafetlu sa invitation bi si plateau bi ngir ñu leeral taxawaayu gendarmerie si xeex jàngoro bi boo xam ne mi ngi lëmbee réew mi lëmbee àdduna bi yëpp di la gërëm di la sant di wax ne man maa ngi fi teewal gendarmerie nationale au commandant de la gendarmerie moom ma yónni fii kii ma teew man ak sama naataango bi médecin dentiste lieutenant-colonel Baro Mbodj.
macha allah ñu am mbégte moom tamit moom colonel Baro Mbodj moom tamit ñu am mbégte dalal ko ci li nga xamante ne moom mooy sunu plateau Takussan ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy coronavirus bi ngeen am ci nag cër bu am solo boo xamante ne war ngeen ko wax ak askan wi ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. jërëjëf Awa ñu ngi lay gërëm di la sant si invitation bi nga def tey ñu ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy xool tey am nañ mbégte lool toog fi tey waxtaane li nga xamante ne si moo lëmbe àdduna bi ñu ngi ñaan suñu borom rek mu may ñu dal ak tey bu mën a tax ñu mën laa tontu si li ñuy laaj lépp jërëjëf. am solo lool li nga xamante ne moom mooy toogaay bi def naa bu ñu gisee ba nga xamante ne mooy plateau bi distance yi nga xamante ne sax wax nañ ne nañ ko jël yooyu yëpp ñi jël nañu matukaay yooyu fii nga xamante ne moom mooy RTS soo fi duggee parce que nag liggéey bi dafa doon liggéey bu nga xamante ne foog ñu toog wax ak askan wi ñaax askan wi ñi nga xamante ne xamuñu ñu jël borom xam-xam yi indi leen ñu teg leen fi wane nañu di gën a dalalaat xel yi xam ne ne macha allah ñu ngi daal di jël matuwaay yi mat sëkk mais balaa ñuy gën a yaatal li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi damay dem régie jële ci élément bi dellu soit ci plateau bi bu ko defee ma waxtaan ak sama colonel di toog ci plateau bi. asalaamaaleykum mbokku Sénégal yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew tey jii maa ñëwaat di waxtaan ak yéen ci message bi li ko waral nag mooy tolluwaayu feebar bi nga xam ne moom la ñu tuddee Covid-19 bi nga xamante ne ñëw na ci mois de décembre 2019 bi ñu génn nekk tey jii feebar bu law ci àdduna bi yëpp ba ñu tuddee ko pandémie waxtu yi may wax ak yéen lu ëpp téeméeri réew ak ñeent fukk te Sénégal ci la bokk feebar bi yegsi na fa lu ëpp ñetti téeméer ak ñeent fukki junni ci ay doomu aadama tey ji feebar bi dugg na seen yaram lim bi ëpp na loolu sax lii mooy li nga xam ne testé nañ ko feebar bi ba tey ji ci àdduna bi faat na lu ëpp fukki junni ak juróom ci doomu aadama kon muy feebar bu doy waar te it doomu jàngoro bi nga xam ne moo waral feebar boobu doomu jàngoro bu tuuti la ba ñu mënula gis ak bët te yëngal na àdduna doomu jàngoro la boo xam ne it seetul ku am kàttan wala ku ñàkk kàttan seetul réew mu am doole wala réew mu amul doole seetul borom barke wala ku néew doole yëngal na jamono ba tax na depuis lu toll ci ñetti weer adduna bi yépp a ngi xeex te amalaguñ ko ab paj waxtu wi ñuy wax feebar bi amagul benn garab boo xam ne mën nañ ne lii moo koy faj borom xam-xam yaa ngi waxtaan docteur yaa ngi waxtaan waaye daal li ñu mën a defagum mooy la muy àndal feebar bi la muy indi ci ay mandarga dinañ faj mandarga yooyu kon Sénégal nag boobu ba léegi desul ginnaaw ci xare boobu ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne feebar bi yegg na ci ñoom fii ci biir réew mi ak ci àdduna bi yëpp di ñaan yàlla ñu wér ak jàmm. macha allah mu doon élément bu nga xamante ne élément bu am solo la ni ma koy waxee rek saa su ne réew bu amee fu mu toll ñi war a wax nañu wax ñi nga xamante ne waruñoo wax nañu noppi ndax saa yu ñu waxee rek dañuy daal di wax loo xamante ne du dëppoo ak li nga xamante ne mooy jëmale réew mi kanam wala mooy dëppoo ak li nga xamante ne daf ñuy indil yokkute moo tax jamono jii ñu toll li laay war a suuli ñi war a wax rek nañu wax ñi warta wax te xamuñu li ñuy wax nañu daal di noppi parce que dafay jaxase li nga xam ne mooy réew mi moo ko ne la nga gisee élément président bi nga xamante ne moom lañu wane nii. waaw élément bi am na solo lool parce que situation bi dafa jéggi dayoo. am na ay réew yu bëri yoo xam ne ñooñu ëpp moyen ñooñu ëpp kattan mais ñooñu soo xoolee feebar bi bu ñëwee dafa leen daan dafa vraiment installé foofu benn situation de désolation maanaam nit yëpp dañoo jaaxle te ñun tamit ay dëkk yoo xam ne suñu kattan néew na lool donc kii na jaadu na kilifa bu génn gën a sensibiliser population bi ngir woo leen ñu mën a jéem a booloo nekk benn ngir jàmbaarloo ak maladie bi ngir mun ko daan ngir mun ko aussi
fexe ba fexe ba suñu économie parce que maladie bi du nekk maladie boo xam ne day ñëw laal suñu wér-gu-yaram kese mais day dem aussi dina laal suñu économie te ñun dëkk yu mag yi ñoom am nañ ay moyens yoo xam ne dinañ si mën a génn waaye man yaakaar naa ne su fekkee ne ñun jëlun ay matuwaay yi damay ragal ne non seulement suñu wér-gu-yaram dinañ ko affecté mais aussi suñu koom-koom ak suñu même ëllëg suñu doom yi moo tax daal man rafetlu naa lool message bi ngir woo ñëpp ne nañ def ndànk te nañu jéem a booloo jël mesures yi pour mën a mucc si feebar bi. te defe naa mesure bi nga xamante ne président jël na ko dañ ko war a appliquer ni nga xamante ne noonu la ko waxee. waaw gis nga démb dafa décréter lu ñuy wax état d'urgence te xam naa si biir waxtaan bi dinañ si delluwaat mais dafa am solo lool ngir mun a xeex jàngoro ji parce que day am ay mesures yu ñu tëral yoo xam ne suñ ko toppee rek yaakaar naa dina am ay saafara yu bëri si jàngoro ji parce que au début ñun Afrique soo xoolee bu bëri nit dañ dina woon maladie bi mënul ñëw si Afrique bu ñu fi egsi mais loolu dafa fekkoon ne ñun liaison aériennes yi entre ñu nag dëkk yoo xam ne dafa amoon jàngoro bi liaison yi dafa néewoon mais suñu gisee ne dafa am ñu maladie bi laal jógee si dëkk yooyu di ñëw si suñu dëkk foofu la ñuy xoole ne maladie bi daal kenn mënu si mucc donc lu gën a kii wër daal lu gën a wóor mooy ñu xool benn stratégie boo xam ne day taxe da ñun ñëpp ñu mucc si te stratégie bu gën a wóor daal mooy état d'urgence bu ñu décrété boo xam ne ñëpp dinañ ci mën a dugal seen loxo te dinañ gaa naam def nañ suñu mënt kémtulaay kàttan ba virus bi dañ ne woon du dugg si réew mi mais gannaaw dugg na si léegi dañu war a def tout pour law bi ñu arrêté ko te tamit jéem a faj ñoo xam ne jàngoro bi daf leen laal am na solo moom colonel ñu jaajëfal la ci kaddu yooyu ñu ko nuyit joxaat kaddu gi colonel Barrow Mbodj macha allah defe naa gis nga li nga xamante ne moom mooy élément président bi balaa ñu gën a dugg ci waxtaan bi nga wax ñu ci en tant que yow takk der noo ko gisee. waaw dañoo rafetlu lool li nga xamante ne si suñu kilifa moo ko wax suñu kilifa ndaxte président de la république mooy chef suprême des armées donc moo ñu yilif ñun ñëpp. problème bi ñëpp xam nañ ne fi mu nekk nii ëmbee na yëpp adduna bi yëpp ñi nga xamante ne si ñoo fi gën a am doole fi mu nekk nii sonn nañ jaaxle nañ donc ñun bu ñu teelul jóg si suñu bopp rek su ñëwee daf ñuy yóbbaale donc fi mu nekk nii li nga xamante ne si moom la suñu chef suñu njiitum réew def dañ koy rafetlu bu baax te itamit lépp loo xamante ne si ñun si suñu responsabilité suñu wareef la danañ si dox ba mu mot sëkk. waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax parce que tamit defe naa ne foog nit ñi jël matuwaay yi nga xamante ne moom la président wax dafay doon loo xamante ne tamit loolu tamit dafay am solo ci li nga xamante ne mooy askan bi ndax defe naa ne réew day am fu muy toll il faut ñu yilif leen il faut ñu nangu ñi nga xamante ne mooy charte yi ñuy teg pour que ñu mën a def lii nga xamante ne mooy jàngoro bi ñu mën ko freiner. waaw loolu jàpp naa ni moo tax état d'urgence bi ñëw ndaxte bu ñu fàtte ni itamit suñu président toogul rek si bureau di jël décision nu ko neexee li nga xamante ne si ni fii tey mbirum jàngoro bi ñuy wax muy Covid 19 moom dafay déglu ñi nga xamante ne si seen xam-xam dafa màcc si mbirum wér-gu-yaram dafa am ñu ko wër di ko conseiller am na comité bu mag bu ñu créé au niveau national nit ñi bés bu nekk ñu ngi koy wax fi nga xamante ne si foofu la feebar bi toll si adduna bi si Sénégal lan lañ si mën nag lan lañ si mënul donc décision bi mu jël nii xam ne mooy état d'urgence nga xam ni dafay tax Sénégal jël ay matuwaayam ndax xam na ni am na balaa bu rëy buy ñëw xam nga fi mu nekk nii tey nit ñi ñu bëri seen fit dem na parce que jàpp nañ ne am na lu fi nekk loo xamante ne si gën a lu ñu wante nag suñu deful dara li si kanam moo nar a gën a garaaw fuuf voilà bu ñu deful dara li si kanam nar a ñëw moo gën a garaaw fuuf ndaxte umpul kenn ni boo demee tey Italie service de santé mooy ñi nga xamante ne si ñooy faj mënatuñ toppatoo askan wi xam nga bu fekkee ni ñaari nit dañuy ñëw ñu naan nañu tànn kan lañ siy faj ak kan la ñuy bàyyi
xam nga loolu bu si docteur demee ba toll foofu c'est parce que amatul pexe ñun ne ñi nga xam ne suñu doole àggul foofu te feebar bi ni mu def foofu mën na ko def fii fagaru ba moo gën faju yaakaar naa loolu la wolof yi wax donc li décision bi mu jël na mooy état d'urgence loolu moo ko tax a jóg xam na ni balaa bu rëy mi ngi ñëw weesu na fuuf fi nekk li ñu dundagum balaa boobu nag buy waaj a ñëw réew dafa am ay matuwaay yu mu war a jël état d'urgence bi si la bokk pour gën a mën a waajal suñu bopp pour que balaa boobu bañ a mën a agsi si ñun am na solo macha allah mon colonel Fall def naa ne am na sénégalais yi ñu ngi wax am na président yu charte yu bari yoo xamante ne wax na ko sénégalais yi am na ci yoo xam ne xamuñu ko comme li nga xamante ne moom mooy couvre-feu bi nga xamante ne dégg nañ ko ñu bëri ñu ngi ciy poser question ñu mel ni man parce que ñu ngi ne day démarrer 20h ba 6h du matin léegi loolu naka nga ko mën a expliquer askan wi ndax defe naa loolu buñ ko waxee yéen takk der yi yéen a nar a nekk ci li nga xamante ne moom mooy pàcc boobu. waaw dëgg la Awa. état d'urgence dama bëgg a fàttali nit yi ne dafa am lu ko waral. benn loi la loi 69/29. bu 29 avril 1969. te dañ ne su fekkee ne dafa am ay rëkk-rëkk ci ordre public. wala sécurité intérieure sooxe. wala moo am ay événement yoo xam ne ci seen melokaan wala ci seen gravité. dafa jéggi dayoo. ba dem ba ñuy tuddee calamité publique nguur am na sañ-sañ décréter lu ñuy wax état d'urgence. loolu moo tax kilifa jiite réew mi. décréter état d'urgence. waaye état d'urgence aussi su amee il faut que suñu liberté yi. ak suñu sañ-sañ yi dañuy wàññeeku. parce que dañuy jël pouvoir yi. jox ko autorité publique yi. maintenant autorité administrative du moins autorité administrative ñoom. si en vertu loi boobu mun nañu interdire wala réglementer dem beeg dikk bi si réew bi yëpp maanaam les autorités administratives muy gouverneur bu chaque région am na sañ-sañ moom mu jël ay arrêté ngir organiser dem bi ak dikk bi moo tax ñuy wax askan bi ne déplacement interrégion maanaam diggante dëkk ak dëkk dañ koy réglementer wala ñu interdire ko 20h ba 6h loolu sañ-sañu nguur la te mi ngi ko lal si loi 69/29 bu 29 avril 1969 donc loolu mooy xam nga dañoo constaté ne fu mu nekk nii propagation virus maanaam jàngoro bi ni muy lawee ñaari mbir moo koy causé maanaam nit yi fu ñu daje si nit yi fu bëri fu ñu bëree daje ay rassemblement religieux ay sportif ak yooyu wala kenn koo xam ne dafa am doomu jàngoro bi jóge dëkk dem dëkk donc pour éviter loolu suñu loi bi dafa ne su fekkee ne benn jëy bu mel ni am na il faut ñu réglementer dem beeg dëkk bi wala ñu aaye nit yi fu ñuy daje waaye nag du tere ne si journée bi maanaam 6h du matin ba 20h nit yi dinañ jox seen soxla waaye lu ñuy éviter rek mooy ñu daje wala lu ñuy éviter mooy nit jógee benn gox dem beneen gox loolu dañ koy aaye ci moment yi dañ koy aaye te tamit ma wax la dara il faut aussi que nit yi xam ne gouverneurs yi am nañ sañ-sañ muy gouverneur Thiès gouverneur bu nekk si dëkk bi am na sañ-sañ jël benn dogal boo xam ne day organiser dëkkuwaay foofu te dogal yooyu nag day permettre ñu bañ a éviter day permettre ñu éviter yenn yi maanaam tase nit yi tase wala nit yi di dem wala di en tout cas daal circonstance buy créer virus bi di law kooku autorité administrative bu nekk mun na jël ay dogal ngir mun a teere yenn activités yi donc kii bi rek interdiction voyage dëkk ak dëkk loolu rek day bokk si ay dogal yuy fës mais autorité administrative bu nekk mun na jël benn dogal si foofu mu dëkk donc dañuy war a xam ne dëgg-dëgg situation exceptionnelle la ñuy dund fu mu nekk nii parce que état d'urgence comme état de siège situation exceptionnelle la te lu ko waral mooy benn jàngoro boo xam ne
suñu moytuwul day faagaagaal ñun suñu bakkan yi day faagaagaal suñu koom yi donc moo tax population yi il faut ñu yeewu il faut ñu jéem a def benn sacrifice dimbale nguur bi ngir xeex jàngoro ji dimbale seen bopp tamit parce que dafa doon loo xamante ne lu gaaw la gaaw bu nga xamante ne boo xoolee ni ñu koy wonee ci télévision nationale affaire bi virus bi gaaw na gaaw bu nga xamante ne yow sax da ngay daal di jommi ndaxte buntu man bi ma ci gën a yéem sax moom mooy porte yi nga xamante ne noonu la lay gaaw a wàlle man boobu moo ma ci gën a jaaxal kon xam nga ne kon mbir mi bu fekkente ne jël nañu li nga xamante ne moom mooy état d'urgence bi kon nit ñi dañ koo war a mën a nangu war a mën a toog benn place réglé loolu dëgg la parce que xam nga nit yi ku nekk dafa am itte te ku nekk aussi fii Sénégal benn dëkk boo xam ne nit yi dañuy dem di ñëw dañuy dem di uti lu ñu mën a suturloo waaye nag su fekkee ne maladie bi dafa ñëw ba sax si dëkk bi te ñu seen xel màcc si xam-xamu maladie bi xool nañ ko saytu nañ ko wax nañ ne pour maladie bi mu bañ a law il faut que nit yi toog seen kër il faut que ñu wàññi suñu dem il faut que ñu bañ a booloo di def yenn activités yi yaakaar naa ne daal loolu il faut que ñu jéem a ku nekk def benn effort pour éviter daal bañ a lu ñuy wax violer disposition réglementaire yi te gendarmerie incha allah xam naa si biir waxtaan bi dinañ jéem a expliquer ñun fan la ñuy taxaw ngir jéem a faire respecter disposition réglementaire bu ñu dellu si waate ci yow di nga daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy ponk yooyu colonel Mbodj defe naa gis nga dégg nga li nga xamante ne état d'urgence yi nga xamante ne président wax na ko yow en tant que tàggateur lan nga ciy dolliwaat li nga xamante ne mooy askan bi ak naka la ñu war a mën a def ba nga xamante ne dinañ respecter li nga xamante ne mooy règlement yi nga xamante ne nguur jël na ko waaw li ñu war a fàttali askan wi mooy feebar boo gis dafa am nu muy lawee feebar bii nga xam ne mooy Covid-19 boroom xam-xam yi jot nañoo xool donte lu bees la jot nañoo xool ba xam nan la mën a jógee si nit dem si nit parce que problème bi tey loolu foofu la nit am na doomu jàngoro bi nan la ko mën a wàllee beneen mbokkam wala beneen nit kum nekkal ñu xam ni doomu jàngoro bi nekkul ne moom dafa mel ni avion di dawal boppam di dem demewul noonu nekkul ne fa nga toog nii boo toogoon fii tey yow kenn kese nekkoo fi doo ko am nit ñi dañu war a xam ni doomu jàngoro bi nit ñi ci seen bopp ñoo koy yóbbu fu mu àgg nit ñee ko fa yóbbu donc li ñu war a xalaat li ñu war a jàpp ci état d'urgence bi mooy li ñu bëgg mooy nit ñi gën a toog gën a dal boo déggee ñu ne dañuy def couvre-feu 20 heures ba 6 heures pour nit ñi dal toog la donc nit ñi li ñu war a jàpp mooy tey si ñun lay jaar lu ndaw lu tuuti la président wax na ko sànq lu ndaw lu tuuti la lu bët mënul gis wante ak a mën a jaar suñ biir développé wu maanaam toll nu ko neex yàq suñu wér-gu-yaram te moom dafa am cycle bu defee 2-3 semaines si yow rek il faut mu jàll si leneen bu fekkoon ne yow amoo sa cas gravul amul complication da ngay wër parce que ñu si bëri ñu koy am dañuy wër mais bu fekkee ne toog na 2-3 semaines si yow xam na ni yow da xëy na yaa ko ëpp kattan dafay xool feneen fu mu jëm yow nag yaa ko mën a yóbbu feneen mooy yow am nga feebar bi am nga foo teg sa loxo par exemple wala am nga feebar bi am na nit ñu la wër saxat nga wala laal nga leen yow yaa leen mën a wàll donc bu fekkee ni nit ki si boppam toog na même bu fekkee ni feebar na itamit ñu ne ko dem kër docteur wala ça dépend parce que dafay day évoluer fi ñu toll ni tey ba léegi dañ ne ku feebar ñu yóbbu la fi ñu la war a faje mais yëg ngeen yeneen dëkk yoo xam ne tey dañuy wax ne boo feebaree te fekk amul complication dañ la wax toogal si kër nga confiné wu li ñu séntu si loolu mooy xam nañ ne nit ki moom mooy yóbbaale virus bi donc nit ki bu toogee dana tax virus ba dana yem fa mu war a yem te moom bu defee 3 semaines si yow après dafay disparaître voilà donc ni ko gën a mën a xeexee mooy suñuy tànk yem voilà suñuy tànk yem te itamit comme fi mu nekk nii Sénégal si début bi mbir mi dafa soppeeku si début bi dañ doon wax ne ay cas importé la maanaam ay nit ñoo jógee bitim réew fa nga xamante ne si feebar bi am na indi ko fii su boobaa dañ naan waaw foofu rek la yem ñoom nit ñee ko indi rek mais buñu leen fajee kenn gaañu fii amul problème et cetera mais léegi dafa soppeeku parce que léegi wàllante gi si suñu biir fii dafa tàmbali te non seulement wàllante bi tàmbali na mais nekkatul rek si benn
benn région mu ngi commencé law si région wu Sénégal yi voilà mais lan moo ko yóbbu si région yi nit ñi la voilà donc nit ñi li ñu war a comprendre mooy il faut que ku nekk feebar bi nga def ko sa xeexu bopp ñun jàpp nañ ni service de santé yi maanaam ñi nga xamante ne si ñooy faj quel que soit xam-xam bu ñu mënti am quel que soit matériel bu ñu mënti am plateau technique bu ñu mënti am su fekkee ne xeex bi nit ñi askan wi ku nekk jàppoo si sa bopp que ni yow ku si am fonction maanaam ku si am fonction bu am solo maanaam xam nga laa ko mën a wax expliquer si wolof c'est-à-dire maanaam daal tey du mbirum kër docteur kese mbirum ñëpp la mbirum ñëpp la du mbirum ministère de la santé kese mbirum ministère yëpp la ku nekk war ngaa jël xeex bi def ko sa xeexu bopp te xam ne li la war yow si sa bopp rek boo ko defee ku nekk def ko si sa wàll yaakaar naa ni war nañ mën a sori si en tant que médecin colonel yéen est-ce que yéen ci seen biir jël ngeen ay matuwaay yoo xamante ne ci li nga xamante ne moom mooy ci seen service yi ak yooyu bu ngeen génnee ci biti ndax yéen jël ngeen ci ay taxaw matuwaay waaw ndaxte loolu devoir la maanaam loolu mënul ñàkk ndaxte su ma jëlee service de santé gendarmerie nationale nekkul service de santé boo xam ni dafa beruwul service de santé gendarmerie nationale mu ngi bokk ci service de santé yi nekk forces armées maanaam fi nga xamante ne si moo fa la takk der yi nekk d'une manière générale armée ak gendarmerie service de santé maanaam boo demee si fépp foo xam ne dañ fay faje que mu nekk militaire nekk fa dañoo am responsabilité maanaam loo xamante ni daf ñu war si diggante ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal directement mooy par exemple bu dee ñun la gendarme yi li ñuy xaar si ñun mooy ñu aar gendarme yi ba nga xamante ne si li ñu si am te ñu war a ñoom am liggéey bu ñu leen sas ñu mën leen aar ba seen liggéey mën a yemb voilà gendarme yi wàññeeku wala gendarmerie yi feebar dafay tax seen liggéey lañ doon xaar ñun duñ ko mën a ti donc suñu responsabilité bu njëkk loolu la dañ leen war a aar si feebar ba nga xamante ne si li ñuy xaar si ñoom ñu mën koo def loolu mooy benn wante dafa am aussi yeneen responsabilité yeneen si suñu mission yoo xam ne ñu ngi si xaar mooy ñoom seen njaboot tamit dañ leen war a faj bu baax dañuy ami tamit responsabilité mission pour que lépp loo xamante ne si ñu ngi koy def si mbirum wér-gu-yaramu Sénégal mooy santé publique que ñun tam dañ si am wàll loolu moo tax dañuy recevoir également ay civil ñoo xamante ne si duñu gendarme duñ doomu gendarme duñ jabaru gendarme mais dañ leen war a faj léegi nag loolu bu fekkee ni da nga mel noonu nga xam ne donc yow ñëpp nga fi nekkal su boobaa dafa am politique maanaam ndogal yi nga xam ne la ñuy jël te mu concerné santé wu Sénégal yëpp nga xam ne ministère de la santé moom moo am responsabilité boobu ndogal yooyu ñuy jëlee foofu yëpp ñun dañoo am responsabilité wu topp ndogal yooyu te loolu la ñuy jëfee donc danañ xam ministère de la santé lan la def comme politique nationale ñun itam au niveau des forces armées ñi nga xam ne ñooy takk der yi dañu xool lan moo suñu wàllu ñu doxal ko voilà donc nekkuñu à part dañoo bokk si biir système bi donc lépp loo xamante su nekk nii tënk nañ ko si biir ministère de la santé ñun dañ ko def tamit mu nekk suñuy ndigal la si ñun voilà dañ ko war a topp voilà donc loolu moo tax ump la ni ministère de la santé am na benn li ñuy tuddee algorithme de gestion des alertes maanaam ñu xool nit ku nekk tey bu fekkee da nga am loo yëg si sa yaram loo xam ne dafa nuroo ak loolu wala centre de santé hôpital bu xam ni gis na malade boo xam ni dafa am loo xam ne dafa nuroo ak feebaru Covid-19 am na ay numéro yu ñu jox yoo xam ne mën nga si woote boo si wootee ñoom danañ envoyé benn équipe boo xam ne dañu mën a ñëw jël test yi et après ñu continuer xool fan lañ koy faje bu fekkee ni am na doom bi jàngoro bi bu fekkee ne amuñ ko tamit ñu faj ko beneen mbiru faj boo xam ne du day wuteeg Covid-19 donc maanaam daal ñun li ñuy def mën nañ jàpp ne pàcc lañ si santé publique bi li nga xam ne moom lañ def pour Sénégal yëpp am na solo bu baax a baax li nga xamante ne colonel Mbodj wax na ko colonel Fall defe naa ne macha allah bu ñu génnee li nga xamante ne moom mooy état d'urgence bi gendarmerie nationale daf ci am pàcc bu am solo bu nga xamante ne war nañ ko ci jouer mu nekk ci loo xamante ne seen rôle la lan nga ci mën a wax askan wi loo xamante ne mën nañ ko cee téye ba nga xamante dinañ ci mën a moytandiku li nga xamante ne moom mooy charte yi ba nga xamante ne charte yi bu tëddee nga wax leen kañ lay commencé
heure bu muy yem bu fekkente ne ñi nga xam ne ñu mel ni man la comprendre lu bari ñu gën leen mën a yee lan ak lan nga mën a jox askan bi ci loolu. xam nga liggéeyu gendarmerie. ñaari pàcc la. ñaari pàcc waaw. lu ñuy wax prévention. ak répression. ñun si wàllu prévention. maanaam dem mëtandiku. dem si gox-goxaati. dem di xool askan bi boobu taxawu gendarmerie lu am solo la. parce que gendarme bu nekk si lu ñuy wax brigade yi. ñoom bés bu nekk dañuy dem si seen circonscription. maanaam di dem di nemmeeku kilifa yi fa nekk di xool rëkk-rëkk yi. donc si wàllu boobu vraiment bëgg nañ askan bi dimbale ñu lool. parce que dina am ay nit yoo xam ne. jàngoro bi daf leen dal ñu dem di làkkatu si gox-gox yi suñu làkkatoo nag. bañ a wone seen bopp ñu faj leen. boobu dañuy gën a naxasal suñu système de santé bi. donc si wàllu boobu ñun suñuy dem di nemmeeku wa askan bi bëgg nañ aussi su fekkee ne dafa am koo xam ne dafa am doomu jàngoro bi. ñu wax ñu ko comme ça ñun suñ ko jëlee dañ koy jébbal structure de santé yi. pour une prise en charge médicale. boobu aussi donc am na solo lool. bokk na si taxawu gendarmerie. beneen taxaw bi aussi mooy. lu ñuy wax renseignement maanaam donc xool vraiment si gox-goxaat yëpp yan mooy taxawaay nit yi ndax nit yi ñi ngi respecté ndigal bu kilifa yi taxawal maanaam est-ce que dina am rassemblement nit yi dinañ ñëw taxaw est-ce que dina am nit yoo xam ne peut-être dañuy bëgg a jël gox ak jóge jóge si benn dëkk dem si benn dëkk yooyu yëpp c'est à titre préventif beneen bi aussi kii wax na ko sama naataango médecin bi ñun gannaaw ñun dañuy liggéeyal gox yi dañuy liggéeyal nit yi il faut que ñun ñu jël mesure pour ngën a aar suñu kaaraange ku mun a aar suñu wér-gu-yaram ngir su fekkee ne feebar bi yàlla def na ñu saafara ko dinañ mën a continuer di accomplir suñu mission beneen bi aussi il faut que lu ñuy wax ñu garantir la liberté d'action des pouvoirs publics maanaam fexe ba kilifa yi ñu mën a continuer di def seen di dogal di jéem a faire fonctionner l'État maanaam ñu fexe ba daal lenn du gàllankoor kilifa yu réew mi ngir ñu mën a di dogal di mën a vraiment gérer réew mi beneen bi aussi mooy il faut que ñun am ay nit yoo xam ne su fekkee ne dañoo soxla intervenir il faut ñu jël ay unité yoo xam ne dinañ dem intervenir ngir vraiment saafara yenn événement yi maanaam ay trouble à l'ordre public wala maanaam def ay patrouille ngir xool saytu ndax vraiment lépp mi ngi jaar yoon maintenant si wàllu couvre-feu bi ñun taxawaayu gendarmerie taxawaay bu leer la parce que gendarmerie ak police ñun ñoo séddoo maanaam dëkk bi ku nekk dafa am benn waar léegi ñun si suñu waar dinañ fexe ba chaque jour ñu jéem a faire appliquer couvre-feu bi nan la koy appliquer maanaam dañuy yónni suñu ndaw yi sur le terrain ñu xool ndax est-ce que nit yi ñi ngi respecter couvre-feu bi ndaw yi dinañ ñëw nag dinañ dem sur le terrain dinañ nekk ay nit yoo xam ne ils sont en civil dina am aussi ay nit yoo xam ne en tenue la ñuy nekk si ay oto ngir fexe ba lu ndogal bu ñu jël aaye dem beeg dikk bi si 8 heures si guddi ba 6 heures du matin nit yi topp ko parce que loolu encore une fois mooy tax virus bi du mën a propager wu di law di dem si dëkk ak dëkk te tamit aussi nit yoo xam ne yenn établissement yi comme ay bar yeeg comme ay lieu de rassemblement nga xam ne nit dañuy daje foofu yooyu yëpp dañ koy interdire nit daal il faut que ñoom ñu toog seen kër ñun gendarmerie nag il faut que ñu génn sur le terrain dem sensibiliser aussi am na benn action de sensibilisation aussi bu ñuy def ngir askan bi daal am benn taxawaay bu méngoog taxawaayu boobu nga xam ne kilifa yi ñoom ñoo ko décidé bu ko askan bi defee li nga xamante ne mooy couvre-feu bii ngeen di wax bu fekkente ne tey par exemple man ma génn ngeen wax ma rek ne 20 heures
la ñuy arrêté man ma dajeeg yéen ay 20h30 leen charte moo ciy am lan ngeen may def. waaw xam nga code pénal. waaw am na si benn partie bu muy prévoir ne nit koo xam ne respecté wul une décision donc un arrêté donc de l'autorité administrative. parce que ku ko respecté wul yoon day dal sa kaw. donc loolu il faut que askan bi xam ko. parce que kilifa yi. ñoom am nañ sañ-sañ di jël ay dogal. ay dogal bu baax te population yi aussi. il faut que ñu xam ne ku bañ a topp arrêté yi. kooku yaa ngi doo méngoo ak lu charte wax te code pénal mun na dal sa kaw. donc ñun dañuy wàcc sur le terrain ngir vraiment yee askan bi. wax leen ne ku nekk daal na toog këram. respecter lu kii bi wax état d'urgence ba surtout lu couvre-feu bi wax. maanaam kañ lay démarrer. normal tey lay démarrer. waaw tey lay démarrer incha allah. waaw macha allah daf ciy am solo li nga xamante ne mooy ponk yooyu mu wax ñu ngi may signaler ne naa dem régie jëli ji deuxième élément bi su ma ñëwee mon colonel après ma jox la kàddu gi bu ko defee nga sànni li ci bëgg a sànni ma dem régie bi dellu si waat ci plateau bi. docteur yaa ngi si guddi ak bëccëg maa ngi encouragé tam ministère de la santé ak bu action sociale ministre bi ak mboole mi waa kër docteur yi nga xam ne guddi ak bëccëg ñu ngi taxaw si di jàppale askan wi ngir delloo ginnaaw feebar boobule. maa ngi itam di gërëm force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoom ñëpp taxaw nañu ngir indi seen wàll ci xare bi di gërëm itam doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñëpp tey jii nekk nañ ay volontaire di indi seeni ndimbal pour que Sénégal mën a gagné xeex boobu ñu tàmbali te di ko jëmale ci Covid-19. waaye balaa may sori dinaa sant bu baax askanu Sénégal ndax bi ñu tàmbalee xeex bi ba tey muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi citoyen kilifa politique yu opposition comme yu majorité citoyen de façon générale ñëpp taxaw nañu ngir ànd ci xeex boobu ngir delloo ko ginnaaw. macha allah mu doon lu am solo loo xamante ne président wax na ko ma daal di jox colonel Mbodj loo wax ci élément bi ak lan nga bëggoon a dolli sànq ci kàddu yi. waaw li ñuy mën a yokk mooy xanaa gën a ñaaxaat rek askan wi ndaxte mesures yi yëpp suñ ko jëlee xëy na mun naa nekk lu diis lu ñu xamul Sénégal dëgg la wante nañu xool njëriñ gi si nekk loolu moo am solo njëriñ gi si nekk rek am solo. leneen lépp yaakaar naa ne war nañ ko mën a déggu comme suñu njëriñ la. di fàttali rek ne ku si nekk am na lu la war. am na lu la war si fagaru. président waxoon na ko sànq. loxo yi di set. da si am solo. wax nañ mën nga raxasoog saabu comme mën nga jël aussi solution hydroalcoolique yi nga xam ne bëri na léegi si dëkk bi. bàyyi nuyoo beeg loxo bi am na solo yaakaar naa ne léegi ñu bëri Sénégal comme tàmbali nañ ko. yombul nag wante war nañ ko bàyyi nañ ko actuellement waaw yaakaar naa ñu bëri bàyyi nañ ko. am na leneen luñ si yokk léegi nag nga xam ni mooy comme dañu gis ni feebar bi dafa tàmbali ñu ngi koy wàllante si suñu biir. français di ko wax distanciation sociale mooy maanaam ñuy bañ di éviter dankaloo bi di jegeyantu lool. moo tax kontaan naa lool si suba bi ñu fi ñëwee sànq. ñuy xool ndax distance bi baax na am baaxul. loolu am na solo trop. donc nit ñi xam ni toogaay bi ñu wax nit ñu toog seen kër. li ko gën a sumb loolu la. loolu ci la bokk. voilà nit ñi di bañ di dajaloo bi. di bañ di am lu bëri. loolu daal am na solo trop pour ñu mën a aar suñu bopp. aar suñu njaboot aar suñu réew. te xeex bi nag xeexu àdduna bi yëpp la. waaw te defe naa charte yi bu ñu ko tëralee ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee du metti parce que day doon li nga xamante ne dañ koy rey benn yoon mu daal di nekk suñu ginnaaw ñu daal di continuer waat suñuy activité mais bu fekkente ne li ñu wax li respecté wuñu ko feebar bi di gën a law dafay dem ba faagaagal ñu jur leneen ak leneen kon defe naa li nga wax noonu moom moo gën a nekk li nga xam ne mooy li positif ne nit ñi toog benn place toog seen kër yi ñu préparé ko ñu xam ne lii benn temps bu ndaw la rek boo xamante ne suñ ko defee rek virus bi dafay daal di dee parce que du am fu nga xamante ne foofu lay daal di taxaw mon colonel xam naa ne signalé gu maanaam xam naa liy des ci simili heure bi mi ngi dem yoonam balaa ñuy egg foofu ndax te tamit
yenn saa yi dinañ egg fi nga xamante ne moom mooy état d'urgence bi nga xamante ne jël nañ ko mais bu fekkee jël nañ ko ba nga xamante ne nit ñi am na ci heure yoo xam ne dootuñu ko mën a génn xanaa dinañ dem ba nga xamante ne dinañ mën a def demande d'autorisation loolu dina mën a nekk. waaw am na ay personnel yoo xam ne mënuñ ñàkk ñoom ñuy dem di ñëw mooy personnel corps médical bi mooy yenn catégorie professionnelle yi mais loolu yëpp day dépendre si autorité administrative moom moo ñëw su fekkee ne yow daf la wóor na sa liggéey bi ngay def liggéey dafa am njëriñ loolu ak sa askan bi muy wàllu médecin journaliste ak yooyu yow da ngay dem si autorité administrative moom mun na la jox autorisation boo xam ne écrite comme ça di nga ko mën a yore ngir mën a dem di dem ak ñëw waaw parce que côté boobu noonu ñu leeral ko ci tamit dafay daal di baax parce que ñu ngi naan bu fekkente ne jël nañu rek état d'urgence yi yenn am yenn heure yoo xamante ne nit ñi dañ ko liggéey bu ñu ko jëlee fii lu mel ni kër gi fii da ngay gis ne Kénkéliba heure bi nga xamante ne heure boobu la ñuy génn bu tombeeg ñuy def li nga xamante ne mooy loolu ñu laaj ko gën ko leeral askan wi dafay daal di am solo te am na ci ñeneen ñoo xam ne tamit dañuy bëgg a xam li nga xam ne mooy ponk boobu waaw xam nga dafa am benn dogal boo xam ne su fekkee ne kilifa bi jël na ko waaye léegi moom aussi su fekkee ne dafa am ay dérogation yu war a am si dogal boobu moom mooy apprécier mais man mënuma la liimal benn liste ne telle catégorie de personnes ñoo koy def waaye moom si boppam su demee ba saytu xool circonstances yi analyser problème bi mun na ñëw jox autorisation telle ou telle autre personne ngir mu mun a def liggéeyam boo xam ne liggéey njëriñu askan bi la bi ñëpp ñoo mun a am autorisation di circuler waaw loolu moom am na solo trop macha allah bu dul loolu rek sama classe gi nga xamante ne ñoom foog nañu bu ñu déggee li nga xamante ne moom mooy demande d'autorisation bi ñuy wax rek dañuy foog ne fu ñu bëgg dem rek war nañoo mën a génn dem lijjanti ji ko moo tax yenn saa yi bu ngeen fi toogee doon ay takk de dañuy bëgg ngeen leeral li nga xamante ne moom mooy askan wi parce que ñun day doon loo xamante ne laaj lay doon rek ak tontu boo xamante ne dañ koy daal di am ak yéen lan nga ñuy wax ci loolu colonel Mbodj. waaw li ma si mën a yokk mooy toujours ñuy bàyyi xel que ni loo gis dafa am lu ko waral. dëgg la te wolof nee ne lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole. alors li nga xamante ne moom la président jël. si ndogal. suñu njëriñ moo si nekk. njëriñu askan bi moo si nekk. suñu ëllëg moo si nekk. donc ku nekk war nga koo jël def ko sa mbiru bopp nangul ko sa bopp. am na sax ñoo xamante ne si man balaa président bi di wax am na ñoo xam ne ñu doon xalaat sax confinement beeg yooyu. am na ñu xalaatoon sax xëy na lu gën a métti. waaw lu gën a métti voilà et man li ma seetlu sax fan yi mooy dafa mel ni circulation Dakar dafa gën a fluide. waaw dafa mel ni man am na loo xam ni kontaan naa si mooy dafa mel ni nit ñi gën nañ ñoo am conscience. nit ñi xam nañ ni léegi lii menace la. lii ñëw bu dalee suñ kaw du baax donc dafa mel ni nit ñi commencé nañu yeewu waaye nag du doy parce que tant que li ñu mën a woon ni nit ñi jóg nañ seen bopp mooy ñu gis ni amatul ay cas yu bees yu ñëw surtout si contamination entre ñun suñ biir comme léegi aéroport yi tëj nañ ko dëgg la nag yenn mesures yi soo ko jëlee dafa laaj nga jël tuuti temps pour nga mën a gis résultat yi dëgg la donc nañ am tuuti patience te xam ni du mesure yoo xam ne pour toujours la xeex la boo xam ni dafa am diir bu ñu ko war a defee bala mu ñëw ëpp loxo et que suñu si réussir Chine a ngi nii tey ñoom ñu ngi commencé nañ di fet naan coronavirus bi jeex na fa donc succès mën naa am mën nañ si réussir mais am na lu mu laaj nag waaw am na lu mu laaj il faut que vraiment ñu téye suñu bopp ñu bokk xeex bi sumbandoo et yaakaar naa ni buñ dóoreendoo corona bi du ñàkk te Chine bi nga laal nii léegi nga xamante ne mbir mi foofu lañ ko njëkk a gisee ñoom li nga wax ni ba nga xamante ne tey ñi ngi toll ci feetu naan jeex na fa matuwaay yi nga xamante ne moom lañ wax loolu rek lañ ko fajee defe na te nag liñ si yokk mooy ñoom dañoo jël ay matuwaay gouvernement bi jël na matuwaay wante askan wi jëfe ko loolu moo am solo loolu moo ci ëpp solo loolu moo ci ëpp solo jëfe bi loolu daal am na solo lool ñun li ñuy jàpp mooy li ñuy yaakaar gi ñu am si suñu dëkkandoo yëpp si waa Sénégal yëpp mooy doon nañu neex lool ñu ne état d'urgence bi ñu ko defee léegi ak couvre-feu bi police jarul muy génn gendarmerie jarul muy génn parce que ñëpp toog nañ seen kër parce que xam nañ ne seen mbiru bopp la loolu laa lay wax voilà c'est-à-dire vraiment waruñu àgg si ne takk der yaa ngi génn di imposer nit ñi pour ñu toog seen kër parce que seen njëriñ la dëgg la seen njëriñ la
donc vraiment man loolu rek lay ñaax askan wi. ñu am solo lool. colonel Fall lan nga si bëgg a dolli askan wi balaa nga xamante ne waxtu bi émission bi jeex na. waaw comme lu mu ko waxee xam nga discipline lu am solo la. pour ngir mën a defar réew. parce que dëkk yu bëri suñu développé. c'est parce que dañuy nangu ndigal seen kilifa yi. waaw kilifa yi yoo xam ne ñoom aussi ñoo am sañ-sañ. xool lan moo gën si askan bi ñu tëral ko. te population yi aussi dañuy toll foo xam ne. il faut que ñoom ñu def lu ñuy wax prise de conscience. et puis def am lu ñuy wax un esprit civique et patriotique. parce que loolu. day bokk si benn ay mandarga yoo xam ne da ngay wan ne bëgg nga sa réew. parce que dafa am lu ñuy wax un combat national maanaam benn xeex boo xam ñëpp a ko bokk. te boobu su fekkee ne menace bi dafa ñëwul rek yem si benn nit mais si askan bi yëpp lay dem. il faut que ku nekk chaque citoyen maanaam citoyen bu nekk. nit bu nekk xam ne man de sama survie. maanaam sama ëllëg day dépendre non seulement si sama comportement. mais aussi si comportement ñëpp. donc loolu. su fekkee ne prise de conscience boobu am nañ ko rek. comme nu mu ko waxee. ñun duñu soxla ñun di génn si mbedd bi di nekk si ginnaaw ñëpp xam nga ñun takk der yi amuñ benn lim boo xam ne dañuy mën a dem si ginnaaw nit bu nekk ñu ne ko toogal fi def ko fi mais il faut que nguur bi mu jël ay matuwaay mais yeneen kilifa yi aussi kilifa diine yi kilifa aada yi ku nekk daal dugal loxo si xeex bi ngir sensibiliser ngir yee askan bi ba de telle sorte que vraiment combat bi dina nekk boo xam ne combat bi dina am ay résultats escomptés. mais su fekkee ne ay mesures réglementaires la ñu jël rek. et puis ñun ñu compter uniquement sur réglementaire. sans un esprit de prévention ou un esprit de sensibilisation. dina yaakaar naa ne xeex bi dina sooxee. donc d'abord combat individuel la parce que enjeu bi c'est un enjeu national. et après nag nit yi mën a def le sacrifice. et puis à la fin dinañ xam ne sacrifice boobu lu waroon la parce que am na lu ñuy wax cas d'école mooy Chine. à travers le esprit de discipline. le esprit patriotique. ñëw neen ba xeex ba daan feebar boobu. muy coronavirus. donc fi ñun Sénégal yaakaar naa ne ñun am nañ vraiment sañ-sañ bi ne ñun mën nañ. roy si chinois yi ba daan virus bi parce que aussi encore une fois virus bi du yem uniquement si suñu wér-gu-yaram mais damay ragal ne suñu moytul dina naxasaay suñu koom te dina naxasaay même suñu ëllëg parce que su crise bi jeexee su fekkee ne conséquences yi dafa xaw a jéggi dayo yaakaar naa ne ñun suñu ëllëg dina métti lool te ñaanuñ yàlla lu dal Espagne wala Italie wala en tout cas réewum taax yi ñaanuñ yàlla mu dal ñu parce que suñu dalee daal yaakaar naa ne dina métti trop si ñun donc moo tax dañuy ñaan askan bi am na ay mesures yoo xam ne ça incombe à l'état bi moo ko jël mais aussi am na ay mesures individuelles yoo xam ne ku nekk dafa war a jël ku nekk yaa war yaa nar a nekk sa takk der bopp avant takk der yi di ñëw di jéem a fexe ba règlement yi wala mesures yu état bi tëral ñu appliquer ko. am na ci solo bu baax a baax ndax comme ni mu wax noonu takk der man dama naan rek bu fekkente ne yow bu takk der bi taxawee doo def li nga xamante loolu nga war a def comme tenue bi nga ragal ak bàcc liif yi ngeen yore macha allah mais bu dul loolu fekkee takk der bi dem na nga nekk ci safaat mais waruñu egg ci fi nga xamante ne takk der bi waruñu imposer ñun suñu wér-gu-yaram en tant que médecin. waaw loolu de am naa ne macha allah waxtu bi mi ngi dem mais dugal ci loolu. waaw loolu de aw vraiment lu am solo nga wax. lu am solo nga wax man jàpp naa ni bu Sénégal yi yëpp rek jàppee xamee ni seen mbir mi seen mbir la parce que seen dundum seen wér-gu-yaram moo tax ñuy wax maanaam donc bénéfice bi ñoom la pour ñoom la du pour keneen. dëgg la jàpp naa ne bu leeree si bopp ku nekk rek. du soxla ñuy topp si ginnaaw kenn. naan ko bàyyil. demal toog loolu jàpp naa ko. xanaa li ñu mën a def rek mooy. xëy na xel du doy. te tamit suñu askan bi bindoo na noo xamante ne si ku si nekk xëy na am na foo wéeru am na kilifa booy déglu. li ñu ñaan rek mooy
këpp ñëpp ñi nga xamante ne si am nañu baat ñu ngi leen di dégg. ñëpp ñoo xamante ne si am na ñu am yaakaar si ñoom di leen di déglu di leen di topp ku ñoom tamit ñëpp nañ wax. waaw ñëpp nañ wax ndaxte xëy na nit mën naa bañ a dégg kii waaye dégg kële. voilà li am solo mooy si cëppaandaw gi que ku nekk dégg. ku nekk xam. donc ñëpp ñi nga xamante ne si fi nekk nii daal seen kàddu am na fu mën a àgg. nañ wax nañ sensibiliser bañ see tàyyi. ndax ku ñëpp mën a def combat bi daal seen combat ndax ñu mën a gagné. am na solo ci noonu ngay jaaree tàggoowaale. waaw jërëjëf Awa kontaan nañ lool si ñëw fi tey ndaxte mbir bi mbiru Sénégal la mbiru askan wi la ñun ñi nga xamante ne si wér-gu-yaram la ñuy liggéey itamit nekk takk der lépp lu ñu mën a def ngir xeex bi am réussite danañ ko def ndaxte suñu devoir la mënuñ def leneen lu dul loolu donc li ñuy wax rek mooy kon newaat di ñaaxaat askan wi te xam ne bu gendarme bi toppee si ginnaawam naan ko toggal sa kër ngëneelam rek la du leneen voilà ñu ngi leen di ñaan daal ñu def le tout pour que man daal bëggoon naa gendarme yi di tëdd nelaw rek kenn du am ku leen fu leen woo du ñu am lu ñu def waaw ndax ñu xam ni vraiment Sénégal yi yeewu nañ yeewu boo xam ne soxlu ñuy topp seen ginnaaw leen wax dëgg la war nañu egg sax nag ci li nga xamante ne mooy loolu voilà colonel Fall ñu ngi ma naan moo waxtu bi ñu cëralee woon jeex na waane tey ji bu doon ne tey dama toogoon sama buntu kër rek ci moment yi ñu nekk nii ne nag damay def benn sabar wala damay def benn tànn be buñ ko nit ñi yëgee naka la ñu war a def yaakaar naa daal citoyen dafa war a respecté ndigalu kilifa xam nga ñun ñëpp ay tijaan lañ ay murid ay laayeen ak ñoom seen te dañuy dégg lool ndigalu suñu kilifa yi mais nag ñun fu mu nekk nii xeex bi dafa nekk xeex bu am solo te nekkatul loo xam ne dañ ko doon lam-laame dëgg la ku ko def daal am na charte yu lay xaar ku ko def daal yaakaar naa doo méngoo c'est que foog ñu daal yenn point yi pour gars yi xam ne lii buñ ko defee nii moo leen ci fekk vraiment ñi ngi ñaax askan bi ñu jéem a méngoo ak lu kilifa yi wax si wàllu tere si état d'urgence bi ak couvre-feu bi parce que loolu tàggoowaale wax day fexe ñun dëgg-dëgg ñu mën a daan feebar bi ñu ngi lay gërëm di la sant di wax ne ñun gendarmerie ñun dañoo bokk ci askan bi ñun dañuy wéy ci ndigal te xam ne dëgg-dëgg pour askan bi moo tax ñuy liggéey waaw te dañuy jàppale askan bi dañuy accompagner pouvoir public yi loolu daal moo laa amoon lu ñuy leeral te wax ne dëgg-dëgg yaakaar naa ne daal incha allah dinañ daan coronavirus bi te lii benn épisode bu ndaw la rek te sacrifice il faut mu am ñun ñëpp nañu sacrifié wu ngir vraiment maladie bi génn suñu dëkk ñu am solo ci gërëm leen bu baax a baax ñu gërëm tamit colonel Gorgui Ba ak général Tine ñu am mbégte ci ñoom bu baax a baax waa gendarmerie ndax saa yu ñu leen woowee dañuy daal di toog fii waxtaan ak li nga xam ne mooy askan wi ndax pàcc bi nga xamante ne président jël na ko démb ci li nga xamante ne moom mooy état urgence bi il faut que ñoom ñu toogoon pour leeralal askan wi kon nag nañu moyandeku lépp fu 20 heures jotee 8 heures dem leen ngeen tëddi bu 6 heures du matin jotee ngeen def seen ay activité distance yi ñu wax nañ koy def kuy dox lu ñor dox ko soo melee ni man na nga xamante ne dafa bëgg rek yenn laa ngi nga dem toogi ba nga xamante ne virus bi dëj na dëkk ak dëkk dañ koy tere yooyu yëpp ay charte la yu nga xamante ne dañ koo teg te macha allah xam nañ ne suñu takk deru réew mi dañoo xaran lool képp ku nga xamante ne nag teg nañ la ci loxo wala nga def naka sudul noonu na nga xam ne yow yaa def loo warut a def ndax nee naa leen man gendarmerie borom tëni ku mu gis ba ne yow rek xamal ne yow la ndax ñoom nag macha allah dañoo xarañ dama koy wax saa su ne damay nuyuwaale tamit colonel Massalé Ndiaye fële ca présidence sargalaat ko bu baax a baax jaajëfal ko gërëm tamit waa régie macha allah liggéey bi rafet na ak lu mu ñunti doon tiitaange gi bëri na ndax saa su ne dañuy daal di am ay jafe-jafe ne pour affaire liggéey bi gërëm ñëpp colonel Gorgui Ba moom laa njëkk a nuyu ñu sargalaat ko bu baax a baax ñëw fii ci li nga xamante ne mooy studio bi gërëm caméraman yi macha allah liggéey bi rafet na amuñu seen fay jaajëfal téléspectateurs yi ñu doon seetaan yëpp encore une fois ñu gërëmaat tamit sunu takk der yi bu baax a baax jox leen dig daje ba suba incha allah